rawatina programme bu am solo bii di seen émission diaspora nga xam ne gëjoon nañ koo gis lool ñu leen di nuyu fu waay mën a nekk ci àdduna bi rawatina les sénégalais de l'extérieur nga xam ne moom lañ jagleel tranche bi waxtu wi nag tey jii ñu fas yéene dikk ak yéen ci waxtaan boo xamante ne waxtaan wu am solo lay doon ñu jëmee ko nag ci li nga xam ne moom moo di sénégalais yi nekk à l'étranger waaye itam ñi nga xamante ne tey dañuy jël thème bi andi ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo càng lañ koy waxee bu moon naa ne càng mooy ñi nga xamante ne bi coronavirus bi duggee le temps s'est arrêté kenn ku ci nekk fa nga nekk fa nga toog ndax nag da ngaa tënku ci ay charte yoo xam ne moom moo tax mënuloo bouger moo xam ña nga xam ne dañoo nekk fële ca bitim réew tagatenge fa moo xam ñi nga xamante ne dañoo nekk fii ci Sénégal mu am yeneen ak yeneen yoo xamante ne nag juddu na ci fan yi gis ngeen ñi nga xam ne ñi ngi waxtaan waaye itam di taxaw di ñaxtu mu jëm ci li nga xam ne moom moo di prix wu billet yi gannaaw ba nga xamante ne yoon yi dañu koy ubbi ñi cangoon fii bëgg a dellu ñu am loo xamante ne dañ ko cee dénoncé ba ay marché ak lu nekk am ci waaye gis nañu tamit ne rek ñi nga xamante ne moom moo di ñi jiite muy rek ki nga xam ne moom moo di secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur muy monsieur Moïse Sarr gis nañu ne génn na def benn déclaration ñu am yaakaar ni wax na ne dinañ saafara te dinañ rembourser ñi nga xam ne jot nañoo jënd billet yi nga xamante ne yaakaar naa ne prix yu doy waar la ci ñoo xamante ne liggéeyuñu woon jamono jooju yëpp ak ni situation bi demee ba tax na moom remédier na ci lu nga xam ne moom moo di jafe-jafe boobu gis nañu marche bi nga xam ne def nañ ko dem nañ ci ba fi nga xamante ne moom moo di xalif général des Mourides toog fa daal di ñaxtu wax li nga xam ne moom moo leen métti waaye yaakaar naa ne saafara am na te dinañ ci xam dara ci kanam entre autres yi nga xam ne moom mooy sujet yi ñu war a débattre tey ci seen émission spéciale li nga xam ne moom moo di diaspora dinañu dem également fi nga xam ne moom moo di Gabon bu ma waxee dem nag dama leen di yóbbu ci voyage boo xamante ne dinañu enquérir de la situation bi nga xam ne moom moo am foofule ca Gabon bu ñu jógee Gabon également dinañu dem Italie plus précisément à Bergamo Bergamo itam dinañ fa fekk ki nga xam ne moom moo di Moussa Cissé moom itamit mu fas yéene ñu defal le point de la situation foofule ca Bergamo en Italie ndax Italie nag kenn ku ne xam na mbas mi li nga xam ne def na ko fa may tey émission bi duñ ko centré rek ci li nga xam ne moom moo di coronavirus mais dañuy waxtaane entre autres questions liées au Sénégalais de la diaspora moom la ñu fas yéene waxtaane Famara Sow également dinañ ko fa fekk moom itam nekk koo xamante ne yàgg naa taxawal groupe Futurs Médias ci lépp loo xam ne jëm na ci Sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofule ca bitim réew Gabon également Thierno Aw dinañ ci ñëw ci kanam moom itam mu waxtaan ak ñun situation bi am na tamit ci ñi nga xam ne moom laay wax Maroc itam danañ fa dem waxtaan ak xale yi nga xamante ne ku ci mel ne Tamsir dinañu expliquer situation bi ak fi nga xam ne moom moo di Bénin loolu nag moom mooy li nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaanee waaye waxtaan bi je ne serai pas seul dañu ciy andi invité koo xamante ne ci plateau bi lay teew tey jii gëj nañoo am invité ci plateau bi nag waaye nag gannaaw ba ñu jëlee mesure barrière yi nga xam ne moom mooy distanciation bi faral di am ci diggante nit ki ak ki nga xam ne moom moo di invité am Moussa Kouaté la ñu koy wax Moussa Kouaté nag ñi nekk Marseille ràññee lañ ko bu baax mi ngi à l'étranger depuis 1976 def na 44 ans fi nga xam ne moom moo di à l'étranger def na États-Unis d'Amérique fukki at ak juróom def fi nga xam ne moom moo di Marseille leneen temps bi nga xam ne moom laa wax léegi depuis 1976 ba léegi mi ngi nekk sénégalais bitim réew ba noppi tamit miin lool fi nga xam ne moom moo di Europe bi yëpp ak tamit def na plus de pays africains yoo xamante ne ñoom ñëpp am nañ expérience boo xam ne mun nañ ci waxtaan waaye tamit li ko fi indiwaat dafa bokk ci ñi samp li nga xam ne moom moo di collectif ñoo lànk bi nga xam ne fan yëpp gis ngeen ñuy taxaw lépp loo xamante ne teg nañ leen ko te arrangé wu leen rek ñu génn daal di koy ñaxtu waaye bu ñu ko defee itam gis nañu saafara yi nga xam ne nguuru Sénégal dina ko ci apporter kon mu mel ne loolu nekk na loo xam ne lu am solo moom moo waral ñu indi ko fi mu am beneen acte boo xam ne def na ko ndax Marseille googu mu nekk moom Marseille la jógee moom Moussa Kouaté muy invité tey bi tabax na fa jàkke yaakaar naa ne moom mooy seul jàkk bi nga xam ne moo fa am mu ngi tudd duppee ko Bilal mosquée Bilal donc loolu nekk na ay acte yu am solo muy daal sénégalais boo xam ne comme des milliers de sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk un peu partout ci àdduna bi di valoir satisfaction Sénégal ak fépp ci àdduna bi moom moo tax tey ji ñu andil leen ko ngir ngeen mën a waxtaan ak moom jokkoo ak moom ñu ngi lay bàyyi nag nga nuyoon teg téléspectateur yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan waxtu wi diaspora monsieur Kouyaté nuyu naa la Kebs Thiam fay naa la di nuyu téléspectateur yëpp dëgg la nag yéen waa Europe guddi na waaye xam naa ne jar na ko ndaxte tey buñ fi ñëwee yéen la ñuy waxal parce que émission bi diaspora la tudd ñun sénégalais yi nga xam ne
ñoo fi nekk ci diaspora bi tey ñu am opportunité mën a wax ak waa Sénégal mën a wax ak dunia mën a wax ak kilifa réew mi ndaxte réew boo ci nekkee dañ ne kilifa réew mi dafa war a déglu askanam te fi mu toll nii askan bi ñu jóg ci diaspora bi toog fii ëpp nañu 5000 sénégalais yoo xam ne li leen fi téye du ma leen ko wax mbir la boo xam ne ñëpp la bert lu la bert mën la dëgg la waaye dañuy xam ne situation bi tey bu ñuy wax impacté ñi nga xam ne mbir bi laal na leen mooy sénégalais de la diaspora yi nga xam ne dañ fee càng ni nga ko waxee sénégalais de la diaspora nag gàcc ngalama depuis plus de 50 ans ña nga ci àll ba ñoom lu ñu xam indi teranga ku ñëw fekki leen ñu defal la teranga kooku boo gisee ñu jóg dem seeti sëñ Mountakha xalif général des Mourides mais ku ne xam na ne sang si ñëpp dañuy tukki dëgg la boo demee Touba nga dem Tivaouane nga dem Ndiassane foo munti dem bu ñu egsee sénégalais de la diaspora dañ leen di teral mais mu mel ne nag fan yi li ngeen di kaas bëri na parce que commencé nañu def benn collectif boo xamante ne ñi ngi doon wax ci li nga xam ne moom moo di rapatriement des corps yi ñu defaat beneen collectif yi mu mel ne collectif yi dafa commencé bëri juddoo ci waaye tamit fu ngeen taxawee kaas rek ñu fajal leen loolu. waaw man nag collectif bi fii la ma fekk man bi ma leen waxee dama leen ne man ñi may lijjanti mooy ñiy dund ñiy dund nga xam ne ñi ngi fii yori bakken ñooñu lay lijjanti. léegi yéen seen collectif bi mooy collectif bi nga xamante ne moom moo doon kaas yi jëm ci ñi nga xam ne ñoo fi càng ba noppi itam billet avion yi ñu yokk ko wala ñu am problème retour. waaw xam nga collectif bi dogguma la mais genn wàll gi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ëpp sax am na ci ñoo xam ne ñàkk nañu li nga xam ne moom moo di seen liggéeyukaay parce que yàgg nañ fi loolu nag duñ ko mettre au dos ci doowu kenn parce que nag mbas la boo xamante ne ñëpp la bett mais am na ay conséquences yoo xam ne am na ko ba moo waral collectif bi. loolu li am ñi ñàkk seen liggéey contexte mondial la mbir mi fépp la méttee ñun li ñuy ñaawlu mooy ñu ne Sénégal fii ak diaspora ni muy contribuer ci développement wu Sénégal ku ne xam ne waa diaspora 1300 milliards la ñuy dugal mooy li nga xam ne mooy lu formel donc diaspora dina dugal lépp 2000 milliards budget Sénégal motul 4000 milliards donc diaspora participation ci budget dëkk bi presque mot na moitié budget wu Sénégal ñëpp xamal leen jàmbaar bu ñu ñëwee di fi def ay teranga mais ñooñu bu ñu toogee fi ci dëkk bi ñoom la ñu war a jëkk gëstu dëgg la bi ñu jëlee 12 milliards di ko yóbbu ci àll bi man nee naa leen laaj leen ñun ñi nga xam ne ñoo yàgg diaspora bi loolu mënoon nañ ko def feneen ndaxte buñ ko séddoo ku ci nekk ay 300 euros 300 euros benn ndugg semaine la te 12 milliards yooyu boo jëloon 6 milliards yi daal di créer benn fonds de solidarité de la diaspora fonds de solidarité de la diaspora boobu nga créer ci benn mutuelle de santé pour suñu mbokk yi nekk mais grand na xam nga situation bi toll na foo xamante ne nit ñi nekk ci coono soxla aussi xam naa dañuy jàpp rek ne ni ñu soxlaa fii ak feneen bu li nga xam ne mooy pandémie ñëwee tamit du heure boo xam ne dañuy taxaw di bëgg a taxawal loo xam ne man damaa am yaakaar ni yéen a ko waroon njëkk a taxawal ba pare. loolu xam nga diaspora pour rassembler leen c'est tout un problème. C'était une occasion unique. Comme que dem na c'est pour la première fois état au Sénégal génne xaalis di ko def ci diaspora mais xaalis boobu boo ko séddoo jeex na mais buñ ko tegoon fii tey 6 milliards yooyu def ci fonds de solidarité créer centre de mutuelle ñun ñi nga xam ne suñu parents yi dañ fi nekk ñi seen doom yi nekk fii ñu créer centre de mutuelle boo xam ne dañ ciy faju mais loolu budget la li ngay fay ci ay ordonnance li ngay fay ci nu mu tuti dimbali ay parents yu feebar mais bu fekkoon ne amoon nañu mutuelle de santé boobu dina mën a assurer suñu parents yi nekk fii yeneen 6 milliards yi mënoon nañ ko jël defar coopérative
immobilière d'habitat. ñun ñëpp soxla kër. mu mel ne idée yooyu nag ay idée la yoo xam ne kenn ku ci nekk am nga ci xalaat te xalaat yu am solo la yu mat a bàyyi xel la et que ni mbir mi demee la moom moo tax rek waaye itam kenn ku nekk dégg nañ nga émettre ay idées yoo xam ne idées yu pertinente la ngir que mbir mi bañ a doon rek loo xam ne dañ koy séddoo mu daal di nax saay waaye nag ñu saluer également li nga xam ne nguuru Sénégal def na ko parce que non on le salue. mais nag Kebs. mënoon ngeen ko organiser d'une autre manière ba nit ñi gën ci mën bénéficier wu. 1% la. 1300 milliards. nga yónnee 12 milliards 500 ça représente 1%. 1%. absolument mu mel ne nag waxtaan bi annoncé nañu la couleur Moussa Kouaté moo fi nekk mais également am nañu beneen invité boo xamante ne moom itamit Thierno Aw la ñu koy wax foofu la ca Gabon maîtriser na ko bu baax yàgg fa moom itamit di sénégalais jàmbaar boo xamante ne dinañ ko bàyyi léegi mu daal di dugg nuyoo introduire li nga xam ne moom moo di émission bi le laataa loolu maawo nañu dem xool yi xam nga wax naa leen sànq ne leen bi ñuy démarré li nga xamante ne moom moo di ñii tak ba tey ci yi nga xam ne moom moo di frontières yi bëri na ci ñoo xamante ne ba léegi solution amul solution bi nag duñ ko teg ci doowu kenn le monde s'est arrêté te tàggul kenn am benn ennemi invisible boo xamante ne ñëw na dal ci àdduna bi te épargné wul fi nga xam ne moom moo di Sénégal bi mu ñëwee nag mu fekk ñu tëj frontières yi waaye itam kenn ku nekk na nga jógee woon rek te sóoraale woo ko woon nga càng fa am na ci ñoo xam ne jàppale nañ leen ñu dellu si waaye ba tey jii may wax ak yéen am na ci ñoo xamante ne seen situation doy na waar lool te ba tey ñi ngi ci frontières yi bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Bénin ñoom ñi ngi jógee woon fi nga xam ne moom moo di Dubaï daal di dem fi nga xam ne moom moo di Bénin consul ba nga xam ne moom moo fa nekk nag talal nañ leen teeru leen dugal leen ci kër waaye kenn ku ne nag li nga xam ne moom moo nekk sa bopp rek mooy nooy def ba ñibbisi am na ci ñenn ñoo xamante ne ñi ngi ci yenn hôtel yi wala fenn yi nga xamante ne seen situation compliqué na trop bien que am na première tranche am na xaalis boo xamante ne dégagé nañ ko jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo càng ak ñi nga xam ne ñoo génn àdduna ci jàngoro bi la ci biir loolu nag ñu dem xool yi ñi nga xamante ne Tamsir la ay sénégalais ay xale lañu yoo xam ne depuis plus de 3 mois ñi ngi foofule nga xamante ne moom moo di Maroc rek seen situation xaw a doy waar ñu nekk ñenn parmi tant d'autres ñu dem xool déglu li nga xam ne moom la ñuy wax ñu nekk relais rek ngir jàllale message yi am yaakaar ne dina saafara wu dellu si waat ak yéen ci seen émission diaspora. ñun la sénégalais yi nga xam ne ñoo bloqué fii ci frontière Maroc bi ci dëkk benn village bu ñu naan Birgane 12 tolloog 80 kilomètres de frontière Maroc tolloog 700 kilomètres de frontière Sénégal Rosso ñenn ci ñun suñu limu sénégalais yi fi nekk ñu ngi toll ci 35 sénégalais ñenn ci ñun ñu ngi jóge woon Europe lu bëriwul nag 6 personnes lañ ñun ñi ci des ñoo ay commerçant lañ ak ay transporteurs ñoo xam ne dañuy dem di jëndi bagage ci Casablanca Rabat Marrakech di ñëwaat Sénégal depuis le 15 mars nag ñu ngi bloqué fii ci dëkk bi ñuy wax Birgane 12 boobu ba léegi nag sonn nañ fi nekk ci ay conditions yoo xam ne conditions yu baaxul doy na waar mais alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di woo autorité Sénégal parce que li ñuy xaar ci ñoom mooy ñun ay citoyens sénégalais lañ loo xam ne ay jeunes nañ yuy liggéey sàcc ñu fenn ñu depuis le 15 mars ñu ngi fii di souffrir bi mooy lan nekkuñ ci kër nekkuñ ci hôtel ci benn salle lañ aménagé ñu nekk fa te état marocain yi moo ñu ko jox sénégalais yi logé wuñu nourriñu li ñu nekk suñu moyenu bopp lañ fi nekkee bëri na rek ñoo xam ne dañoo réere mbir muy waa Sénégal ndax ñun fii ñu nekk bu ñu fi nekk ak léegi depuis 15 mars ba jusqu'à aujourd'hui 10 juin aujourd'hui ñu ngi fii di dund lu métti def nañ fi 90 jours muy 3 mois te autorité sénégalais yi musuñ ñoo wax lu leer autorité marocain yi li ñuy wax pour ngeen génn fii c'est simple maanaam wax leen seen autorité sénégalais yi nañu saisir autorité marocain yi ñu defal leen laissez-passer ngeen génn fii maanaam ñu may leen autorisation ngeen génn mën a dem joindre seen famille autorité sénégalais yi nag boobu ba léegi mënuñu loolu ñun dañuy laajte lan moo xew lan moo tax ñoom dañoo bëgg a jaay wala dañoo bëgg a tayle wala dañoo jaay ba pare te yëguñu ko quoi parce que nous sommes très fatigués am na ay jigéen ñu fi nekk am na ay góor te ñun laajtewuñu avion laajtewuñu dara li ñuy laaj parce que oto yi nga seen ñun suñuy oto la ñun dañoo yor ay oto ñun ñett ngeen gis fii man mbooloo maa ngi fii parce que mënuñoo groupé wu fii parce que dañ koy bañ état marocain day bañ loolu rassemblement bi dañ koy bañ li ñuy xaar ci yéen mooy ngir yàlla lillahi wa rasuli état Sénégal na def li nga xam ne mooy
wax ak autorité marocain yi ak autorité mauritanien yi ñu defal ñu laisser-passer ñu mën a joindre taal suñuy oto jaar nii mën na ñëw Sénégal buñ sa egsee nag ñu quarantaine ñu def ñu lu ñu neex du leen neex xool suñu yaram loolu amul benn problème waaw. waaw man li ma siy wax rek mooy ñun bagage su jàmbur lañu yore fii bagage su client la ñu yore ñun yoruñu auto transport ñun auto bagage moom la ñu yore suñu oto yëpp ñun ay bagage su jàmbur la ñuy yore te bagage su jàmbur ay ñi yoo xam ne ay 4 millions ñi ay 5 millions ñi ay 8 millions yoo xam ne moom la ñu yore comme marocain yi jaar fii dem Sénégal yor seen i camion ñun ñoo lañu yore te oto bu su nekk ñaari nit dong la yëpp ñun yoruñu ay clients yoruñu dara suñu oto la ñu yor Dakar Casa la ñuy daw oto bagage ñun xam nañ si yoon bu baax. mi ngi noonu xale yooyu di doomi Sénégal nekk foofule ci Maroc gis ngeen li nga xam ne loolu la ñu wax duñu ci teg dara dañ leen di bàyyi ngeen réagir rek. waaw xam nga ne mbir mi. dëgg sonn nañu ñoom ñoo ñu gën a sonn. ñi tagga témbe diggante Maroc ak Espagne. maa ngi félicité footballeur bi. Diao Baldé Keita ci gestam bi mu def. dem ci frontière Espagne ba. bëgg leen jëlal hôtel ñu lànk mu luyeel leen immeuble. yor leen. vraiment c'est un geste c'est un geste boo xam ne. il faut l'encourager, il faut le féliciter, il faut le saluer. Donc Kebs nañu jox sénégalais de la diaspora yi gëdd. D'accord. Message bi c'est clair léegi nag wax naa leen ko beneen invité bi ñu am mooy ki nga xam ne rek moom moo di Thierno Aw moom mi ngi Gabon depuis Libreville plus précisément depuis 1994 moom itam nekk sénégalais jàmbaar boo xamante ne liggéeyam am na solo foofu la ca communauté ba ñu ràññee ko fa bu baax muy def ay actes yoo xamante ne yu am solo la jëmale ko ci communauté sénégalaise yi nga xam ne ñoo nekk Gabon. Gabon nag moom am na situation boo xamante ne xam naa di nga ñu ci ñëwal mu jëm ci li nga xam ne moom moo di nombre de décès yi fa am lié au Covid ak yooyu ci Sénégalais yi ak entre autres yeneen situation ma bàyyi la nga nuyoo d'abord ñu dugal kenn après nga door a ñëw. Effectivement maa ngi jégalu d'abord sur le retard. C'est dû indépendant de ma volonté. Donc di nuyu téléspectateur u TFM yëpp. donc di nuyu monsieur Koyaté bi ma fekk fii. donc di wax suñu mbokk sénégalais yi rek comme ñi ma dégg léegi ñu wax Maroc. C'est nos compatriotes c'est des Sénégalais de la diaspora comme ñun. Mais il faut aussi ñu comprendre benn affaire. seen ñëw Sénégal. c'est pas seulement l'État du Sénégal qui gère ça. L'État du Sénégal gère ça avec d'autres pays qui sont indépendants. Les États sont souverains. Souverains voilà comme le Maroc. comme la Mauritanie bi ñuy wax. tant que Mauritaniens yi wala Marocains yi. accepté wuñ la demande du Sénégal l'État du Sénégal ne peut rien faire. donc il faut que nit ñi comprendre loolu aussi l'État du Sénégal est en train de faire toutes ses possibilités. pour satisfaire faire le minimum. de tout fils du Sénégal bi nga xamante ne. muy à l'extérieur du Sénégal. mais loolu tamit il faut que ñi xamante ne ñu ngi à l'extérieur. ñu xam ne aussi y a des réalités. yi nga xamante ne moom la état bi di jànkoonteel. pour résoudre certains problèmes. loolu tamit lu ñu mat a bàyyi xel. dëgg la ci kanam tuuti dinañ ñëw ci la situation foofu la ca Libreville muy di Gabon fi nga xam ne fa la Thierno Aw nekk depuis 1994 ci biir loolu wax naa leen ko tey kenn ku nekk dinañu jël sa avis xool nemmeeku la doomu Sénégal ndax nag ni ñu nekkee moom moo ko waral mu di diaspora ñu dem fi nga xam ne moom moo di Italie jëli fa ki nga xam ne moom moo di Moussa Cissé moom Moussa Cissé mi nga xam ne mi ngi nekk Bergamo moom itam mu defal ñu situation bi nga xam ne moom moo am foofu wax ñu indi daal li nga xam ne moom la ñu bëgg a xam ci foofu la ci Italie sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk rawatina Bergamo Moussa nuyu nañ la Moussa ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum. maaleykum salaam noo def allo Moussa ndax yaa ngi ñu dégg. waaw dafa mel ne dafa xaw a am maaw ay quelques difficultés liées à pour ñu mun ko dégg. moom maa lay Kebs maa ngi lay nuyu. waaw kay. di nuyu sa téléspectateurs yëpp. ñu ngi lay fay ñi di suivre émission diaspora. muy émission bu am solo boo xam te ne nii. dafay permettre diaspora bi ñu am une visibilité. bu ñu amee ay doléances yoo xam te ni bëgg nañ ko. jàllale mu dem ci gouvernement sénégalais mu yegg fa su ma ñëwee lii tax nag nga invité ma tey muy def situation déconfinement bi ñu toll ci fii ci Italie xam nga ne Italie dafa nekkoon quasi 3 mois de confinement ñu nekk ci kër yi
kenn demul kenn dikkul. ñu commencé déconfinement bi ñu toll ci deuxième phase bi première phase bi c'était le 18 mai. deuxième phase bi nekk le 3 juin. Sénégalais yi mooy communauté sénégalaise bi nekk fii ci Bergamo ak li ko wër muy dëkk bi nga xamante ne nii province bi nga xamante ni c'était la province la plus touchée d'Italie. Pandémie bi nag lëmbe àdduna bi. rawatina fii ci Italie toll woon ci benn période boo xamante ne nii nit ñi jaaxle woon nañu nit ñi sonnoon nañu mais communauté sénégalaise bi nekk fii par l'intermédiaire des associations mu permettre nit ñi ñu am une meilleure résilience mooy lan. mooy que ni dund pandémie bi. ci ay conditions yoo xamante ni vraiment c'est des conditions yu bien. association yi ñoo ci jóg. ma ci saluer association bi nga xam ne ci laa bokk nekk le deuxième vice-président muy association des Sénégalais de Bergamo. di saluer le président muy Cheikh Tidiane Seck jaaroon na ci émission bi di Diaspora. ñu def ci liggéey bu am solo à travers sa section. ne moom la ñu bëgg ñu wax ko Italie nekk na dëkk boo xamante ne dem na ba nekk li ñu naan épicentre li nga xam ne moom moo di jàngoro bi déconfiné nañ leen actuellement période bi fi nga xam ne fi la ñu nekk gis nañu sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal moom laa wax ni moom la ñuy gën a waxtaanee tey war a ñibbisiwaat am tuuti jafe-jafe pour mën a dellu siwaat comme ni ñu koy waxee léegi Thierno wax ko les états sont souverains kenn du bradir interdit ne da ngay dem waaye nag gis nañ ne ñi ngi commencé ubbi ndànk-ndànk naka la ñu demee réussir confinement boobu déconfinement bi ndax nag yëpp la total la wala tamit du indi waat li nga xam ne xalaatuñu tiit tuuti pour mu andiwaat beneen vague wala yu demee noonu ak naka lañ koy dundee ndax yenn yi ubbi na baar yeeg commerce yeeg yooyu ndax yëpp ubbi na. waaw déconfinement bi ni ñu koy dundee mooy dañ ko def de manière progressive. sama tàmbali kàddu nee naa. mu ngi démarrer le 18 mai. le 18 mai. dañ ne nit ñi mën nañ génne mais mënuñu dem région par région. ok teewul dañ ne booy génne il faut nga sol masque. soo solul masque bu ñu la arrêté mën nañ la def amende. ñu dem ba le 3 juin ñu ne nit ñi mën nañ dem ba. région ba région. mun nga jóge par exemple région bi ma nekk mooy région Lombardie. ma dem peut-être région Piemonte bi mun naa ko def. ok donc gis nga ne bàyyi nañ nit ñi ñuy circuler mais avec prudence. ibbi nañ baar yi. ibbi nañ restaurant yi mais sooy dugg ci baar yi ak restaurant yi da ngay respecter distanciation sociale bi ñuy wax. mooy 1 mètre à 1 mètre 50. teewul da ngay sol masque. d'accord. léegi dogguma la Moussa mais fi nga xamante ne moom moo di jàngoro bi ni mu def foofu ak nombre de personnes yi mu rey ak ni mu demee vraiment ci fi nga xam ne fi ngeen nekk mooy la région moo gën a touché mu di Lombardie est-ce que bàyyi na ay séquelles ay traces ak yu demee noonu foofu noonu ci dëkk bi boo xoolee wala les gens ont surmonté ça ñi ngi dund normal. mais Kebs yow boo xoolee xam ne pandémie bi bàyyiwul fenn. rawatina fii nga xam te ni Italie à un moment donné. nekkoon na presque le deuxième pays wala le premier pays touché. booy seet si wàllu lim ci ñi fi décédé. on est quasi à 35 000 morts. waaw loolu bari na. mu am benn psychose boo xam ne defoon na ko ci dëkk bi. man miy wax ak yow toog naa lu ma 2 mois et demi presque 3 mois yoo xam ne génn ma sama kër ndëgg tiit. dëgg la. waaw léegi ñu dundee ko nag ak ay jafe-jafe yu metti xam nga koo xam ne da nga tàmm ñi nga xam ne sax li ñuy wut si seen dem boobu la nekk ñu ne leen bu leen génn parce que pendant 3 mois dina jur ay jafe-jafe mais li ñu wax ne jafe-jafe bu taxawee am ñu lay taxaw jafe-jafe boobu dina xaw a oyof ci yow te loolu c'est le moment et l'occasion de saluer les associations. ok association yi am na liggéey bu am solo buñ ci def. dëgg la Moussa jërëjëf. mooy assister nit ñi. assister communauté bi. assister ñëpp. donc Kebs de manière générale. maa ngi lay remercier c'est l'occasion de te remercier yow. ci liggéey bu formidable bi ngay def ci diaspora bi. dëgg la yéen la rek. voilà yaa ngi rendre la diaspora visible à travers sa plateforme bi tudd diaspora. porter le nom de la diaspora. dëgg la jërëjëf donc maa ngi profité nag di remercier ñëpp. di remercier ASOSB le comité directeur. le bureau exécutif.
remercier nag Bergamo bi yëpp laay wax. dëgg la maa ngi leen di remercier. ñi ngi lay remercier merci de l'invitation. merci dëgg la beaucoup. jërëjëf Moussa ñi ngi lay remercier bu baax moom Moussa si nekk foofu la ca Bergamo di nuyuwaale suñu xarit Babacar ak waa association bi ak Seck monsieur Seck waa ASOS B mu nekk association bu mag boo xamante ne mi ngi foofu la ci Bergamo di abattre liggéey boo xamante ne bu am solo la ñi ngi lay jaajëfal Moussa ñu continuer ba tey rek nga xam ne moom moo di seen émission Diaspora daal di continuer waxtaan wi nga xamante ne moom la ñu andi tey mu jëm ci pour delloowaat bi nga xamante ne laataa ñu dem xooli quelques images yoo xamante ne gis nañ marche yi nga xam ne def nañ ko fan yi ñu dem xooli image yi ba ñëw suñ ñëwee itam Thierno daal di ciy dugg wax ñu situation bi ak ni mu demee Mao bu ñu mënee dem xooli tuuti ci image yi nga xamante ne semaine bii la amoon nit yi di marche je pense que sax dama naan élément bi dafa caduc parce que sànq rek def nañ benn déclaration boo xam ne dal na xel mais ñu dem xooli ko ñëwaat. li waral ñu dajaloo mooy ñoom dañu woote ne dañuy def ay vol de rapatriement te vol de rapatriement buñ ko waxee ñun immigré yi te leeraluñ ñu dañoo jàppoon ne ñun jàppale la boo xamante ne bii bon dañ koy def jàppale gi nag sunu xaalis dana ci dugg mais actuellement nii bu fekkee ne retour simple au niveau de l'Italie ñu ngi la bindal 796 000 ci loo CFA. ci loo xam ne yaa ngi ko daan jëndee presque 230 000 bu ñu exagéré ba exagéré yaa ngi ko daan jëndee 250 000 francs CFA actuellement ni ñu wooñu ba ñu ñëw vraiment ñu ne ñu 796 000 te loolu bokkul ak billet train bi nga xamante ne bii bon moom ngay présenté au niveau de l'aéroport pour bu dee da ngay def transit jóge France jëm Italie donc ça veut dire que affaire bi am na loo xam ne nii rax na ci loo xam ne lu ci bokkul. nañu bàyyi xel ni tamit billet bi li muy cher même suñu obligé ñu dagg billet bi ba pare wóorul seen dem nañu bàyyi xel ci loolu bu baax parce que ñii seen dara organisé wul dañ lay jaay billet ba pare tardé la encore nga tourné topp seen ginnaaw di daw. mën nañ la ko jaay 780 000 wala ñu jaay la ko 1 million mais date bi ñu la wax bu jotee bu amee déplacement duñ la woo téléphone ne la kër date bii ñu la joxoon dematuñu si respecté wul seen i client amuñu information. te gis naa ñu bari ñoo xam ne loolu moo leen dal dagg nañ billet bi déplacé date bi woowuñu sax seen clients yi téléphone ni leen que date bi ñu la waxoon ni da ngay dem dematoo ci. maa ngi daggoon billet aller retour 530 euros donc tey bu ma bëggee ñibbi ñu wax ma billet bi 1 million lay jar munuma ko ça fait 4 mois maa ngi fii maa ngi bàyyi samay doom dama feebar j'ai ma carte handicapée mu ngi nii mais médicament jeex na amatuma médicament maa ngi fii toog munuma ñibbi bañu ma jënd billet. Mais quand même 1 million c'est trop. voilà 1 million c'est trop waaye wax naa leen ko sànq mu mel ni bi ñoo lànk jógeek yenn plateforme yeeg nit yi kaas mu mel ne nag nguuru Sénégal taxaw na ci saafara lii ndax sànq gis nañu déclaration bi nga xamante ne moom la monsieur Moïse Sarr def wax ni képp koo xam ne naxoon nañ la ci billet yi rek dinañ la rembourser bu loolu wéyee tamit dinañ ci taxaw ba nga xamante ne li nga xam ne moom moo di ni ñuy exagérer dinañ ci andi saafara Moussa. waaw ki doon wax léegi mooy Baye Fall. Baye Fall maag moom. ci ñu créé diaspora ñoo bañ ñoo lànk. ci lañ bokk mais képp sa bi muy Sarr waxeek léegi. waa Diourbel woo nañ ma. waa Louga woo nañ ma. waa Thiès woo nañ ma. waa Mbacké woo nañ ma. ñoom ñëpp d'accord ñu. lu tax nee nañu. ku ne xam nga ne billet avion Europe. foo mun nekk ci Europe 500 euros moo la doon indi fii Sénégal. aller mais grand nag situation yi dafa changé nag situation bi lu mu changé. yow 1300 euros nga teg ko ci ndondu nit ñi. gaa du yoon 1200 euros nga teg ko ci ndondu nit ñi. mais Air Sénégal depuis 1 mois Air Sénégal mi ngi fooye. non bul kii waxal rek. compagnie yi comme mi ngi fooye. kon tey jii bu mooy Sarr ñëwee jóg. def déclaration bi. ne à partir d'aujourd'hui wàññi nañu billet yi 700 euros. 700 euros foo jóge ci Europe mooy billet aller retour. tey jii billet bi li gën a raisonnable. nañ ko wàccee 500 euros. que l'État du Sénégal. subventionne les billets. 500 euros mooy li nga xam ne moo gën a raisonnable parce que buñ ne dimbal. ñii dañu impacté. tey jii am na ci ñoo xam ne amuñu sax luñ joxee dépense seen kër. ñii dañ feebar toog fi 6 mois yoratuñu. mais état bi moo leen war a dimbali. mais di leen teg ay billets 700 euros c'est pas normal. 500 euros la ñuy laaj. que l'état du Sénégal.
que le monsieur le président de la République nga jël dossier bi en main. D'accord. ñu def ko 500 €. ñëpp mun ci di seen bopp parce que situation oblige. D'accord merci Moussa sa xalaat ci mbir mi Thierno. bon li ma ciy xalaat rek. mooy li ëpp solo rek. mooy bu constat amee. ba nit ñi yuuxu metti na. et que l'État jël ko en compte. trouver une solution même si elle ne satisfait pas à 100%. loolu moo ëpp solo. donc ñu ngi ciy féliciter l'État. di leen ci encourager. que à chaque fois bu fekkente ne am na lu metti population am. qu'ils viennent auprès pour essayer de résoudre le problème. mais il faut aussi nit ñi comprendre que nous sommes dans une situation exceptionnelle. boo xamante ne les États li ñu yenu actuellement dafa metti li ñu yenu dafa metti nous avons une jeune compagnie. yàlla def na waxtaan nañ ak ñoo bañ ak ñoo lànk ba ñu wàññi billet yi. c'est très important. mais ñoo bañ ñoo lànk aussi ñoom tamit dañ def effort bu ndaw man pour man. c'est pour contribuer aussi peut-être à l'équilibre bi nga xamante ne peut-être que compagnie bi moom tamit lay wut. La compagnie a été subventionnée. Ils ont reçu des milliards. Attendez, on discute. Ils ont reçu des milliards. Je vous ai laissé parler, je vous ai pas coupé la parole. Donc permettez-moi de m'exprimer. Non, c'est pas un débat. Non, on ne débat pas. Tu as donné ton avis. li ma ciy bëgg a wax rek. mooy tey la compagnie Air Sénégal suñu compagnie la. ñun ñëpp on est de la diaspora. tey suñu Sénégal bi metti na metti boo xamante ne. il faut un état très solide. état bi dafa war a solide. te état bi bu solide day am impact ci ñun ñëpp. muy ñun nos sociétés nos familles qui sont là. man maa ngi fi depuis 3 mois je suis bloqué. je ne travaille pas mais lu mu metti metti maa ngi koy muñ. depuis 6 mois. donc ça veut dire que yéen du am na ñoo xamante ne du Covid bi moo leen fi téye. Covid bi da leen fi bi ñu fekk waree dem lañ tëj frontière yi. da leen fi fekk non il faut qu'on y a des réalités. on est tous de la diaspora. Ouais. mais nag des fois man li ma bëgg mooy nañ ci bañ a boole yenn yi. boole ñu ci dara lu ñu bëgg. non waxuma ñibbi. xoolal léegi xam nga ni ñuy def ci dara. xam nga ni ñuy def nañu jël ñibbi. kenn ku nekk sa avis la ni ñu koy waxee rek diversité moom mooy richesse. kenn ku nekk da nga am sa opinion. bu ko defee nag ñu daal di bàyyi téléspectateur bi nga xam ne moom mooy seetaan mu jugé xool lan la ci jël ñu daal di jël keneen ki nga xam ne moom moo nekk en ligne rek mu di Yoro moom Yoro suñu xarit la mi ngi nekk foofule ca Espagne nekk nag loo xamante ne nii lu am solo la Yoro mi ngi en ligne. salaamaaleykum képp maa ngi lay ziar. delloo ziar bu baax a baax macha allah Yoro nag bu duggee suñu émission dañuy kontaan ndax dafa nekk sénégalais boo xamante ne moom jàngoro bi da koo daloon mu di corona mu am courage yu dugg ci biir émission bi daal di témoigner à visage découvert ba fi mu nekk nii macha allah yàlla suñu borom defal na ci saafara mu nekk nag koo xamante ne nii mi ngi Espagne di xale boo xam ni mbégte la ñuy am di ko dalal ci li nga xam ne moo di émission bi ngir mu wax ñu situation bi foofu nga xam ne fa la nekk Yoro nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay ziar képp di nuyu sëñ Thierno moomu ak kilifa googu toog di Kouyaté waaw di rafetlu seen waxtaan di la wax ne ñun fi ni nii ñu ngi ci ay phase Espagne dafa nekk ci ay communauté ay phase la ñu am man communauté bi ma nekk phase 3 lañ toll autorisé nañ ñu ñëw voyager ci région entre région mais mënuñoo génn communauté bi waaw mais nag mu ngi waaj nekk ndànk-ndànk mais nag le travail dañoo xaw a bloqué ci liggéey. waaw liggéey bi nag demeegul noonu ci wàllu tourisme. waaw ñun ci la ñu gën a yëngu ci wàllu tourisme des na tuuti daal économiquement bi dafa xaw a taxaw. dafa xaw a taxaw. c'est normal waaw dafa xaw a taxaw waaw. c'est normal. léegi nag mais mi ngi déconfiné nañ comme ni nga ko expliqué am na fooy gën est-ce que mën nga ñu préciser exactement fi nga xam ne fa nga nekk. waaw man maa ngi communauté Valencia déconfiné ñu ngi ci phase 3 déconfination bi total mooy phase 4. phase 4 mais comme li sëñ Moussa moomu waxoon sànq en Italie. loolu laa bëgg a dellu c'est même chose rek Italie ñoo ñu jiitu tuuti mais ñun ñu ngi ci état bu comme Italie. waaw mais am na communauté Madrid ñoom ci phase 2 lañ toll ba léegi ak communauté Catalunya. parce que pandémie bi foofu la gën a ravager foofu la gën a sonal nit ñi. parce que total mu ngi. ñu ngi am ci décès presque ay 27000 décès loolu c'est dafa bëri. 27000.
27000 de plus 27000 ay 200 la ñu wax. mais am na ñu ne ëpp nañ ko en général fii journal yi nee nañ ëpp na ko mais. ñu ngi ci waxtaan daal état espagnol yi ñu ngi ciy wax. waaw mais nag confinement bi daal mu ngi dañ ndànk-ndànk mais du total parce que nit ñi dañu xaw a. ñii dañoo ragal ñii dañu bëgg a prudent pour mu feebar bi bañ fay ñëwaat. waaw comme li sëñ Moussa wax mais fi mu nekk nii situation bi en Espagne stable na. waaw stable na tuuti parce que amatul dernière semaine bi presque amatul ay décès. am mbaa tuuti lay am amul ay presque ay décès. amatul décès ay 80 cas la ñuy enregistré wala ay 50. alors que y a de cela quelques mois ñi ngi doon enregistré ay yu doy waar. non ay 3000 cas ay décès ay 500 ba 400 ba 800 demoon nañ ba toll ci. par jour. tey dernière semaine bi presque ay 37 décès la ñu am presque semaine bi. macha allah. waaw wàññeeku na macha allah. dëgg la. waaw suñu xel commencé ñëwaat. dëgg la Yoro yow fi mu nekk nii yow macha allah dara jotatul la. non c'était bien ñun ñëpp ñi mu dalal ñëpp wér nañ macha allah ku ci wér moom ça va. complètement comme feebar la rek moom li ma waxoon ci début sa émission. et ñun Sénégal dañu am problème mu psychologiquement ni ñuy xalaatee ay am maladie. waaw mais c'est une maladie comme tous les maladies. te day wér complément. macha allah. waaw man nag maa ngi bëggoon naa sànni kàddu ci dara comme ñooñu li ñuy waxtaanee. billet d'avion yi ayca Yoro. waaw billet d'avion yi am naa ci métti lu trop parce que sénégalais yu bëri keps dañoo demoon billet aller retour. aller retour la ñu jëndoon bi ñuy jóge fii Espagne. waaw imagine toi léegi billet comme li ñuy wax ça coûte cher ça coûte comme de 1300 euros. presque am na ñu naan 1 million man xamuma exactement prix exact. mais loolu dafa ëpp doole bu ñuy jàppale sénégalais yi. et nañ leen ko defal loo xam ne c'est juste comme li monsieur boobu wax 500 euros man gis naa ko raisonnable ñëpp. xam nga raisonnable na ñu ñëwaat 500 euros parce que économique Sénégal dong la ñuy dolli gis nga ñi quitté di ñëw jóge Sénégal di ñëwaat. lu ñu am dañ koy delloo si waat Sénégal parce que économiquement Sénégal taxaw na fi ni nii. gis naa ci taxaw na dafa xaw a arrêt. dëgg la. dafa metti Sénégal. dëgg la comme immigré yi ñu bëgg ñu jàppale ñu dellu si. buñ ko defee Sénégal moo ci amaan ndam. dëgg la. parce que ñoom ñooy ñëwaat liggéeyaat delloo si xaalis bi Sénégal. d'accord. kon nañ leen jàppale ni mu waree. dëgg la jërëjëf. jërëjëf Yoro ñi ngi lay jaajëfal bu baax di wax yàlla na yàlla defal leen jàmm defal la ko defal ko yéen ñi nga xam ne yéenay sénégalais yi nekk à l'étranger nga xam ne dara ñorul leen lu dul seen réew te fu ngeen nekk rek seen xel a ngi fii Sénégal yàlla na lii jóge fi ba ngeen mën a dellu siwaat ci seen réew maa ngi lay bàyyi rek ba beneen jëmmi jamono di la jaajëfal bu baax Yoro. incha allah di la gërëm tamit Kebs di la sant ndax li ngay def ci diaspora bi gis nañ ko yal na la yàlla may nga taxawaay bu gën a màgg bi te macha allah yal na émission bi gën a yaatu te tamit bu ñu sañoon émission bi temps bi muy xaw a gën a teel parce que nit ñi day xaw a guddi fii ñu ngi ci 2 heures du matin 2 heures du matin moo jot waaw 2 heures et quart fi nii dafa ko kon am na ñoo xam dañuy xëy liggéey dëgg la te bu ñu sañoon ñëpp di ko seetaan di ci njëriñu dëgg la jërëjëf waaw loolu dañ leen koy ñaan rek pour boo leen ko mënee def mu gën a mën a teel jërëjëf dinañ ci bàyyi xel bu baax Yoro incha allah kontaan nañ ñi ngi kontaan bu baax ci moom Yoro ak sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk Espagne sama xel dem na ci ñoom caam ñi nga xam ne ñoo nekk foofule ca Tenerife ba tey rek am na yeneen sénégalais yoo xam ne ñi ngi nekk Chili nee na ñoom ñooy d'habitude les oubliés ñi ngi nekk foofu Santiago Chili la ñu nekk donc ñoom it dinañ dugg xam naa ne ci kanam ngir mën a participer ñi ngi xaarandi Famara Sow également sama sœur bi nga xam ne moom moo nekk Portugal mu di Binta Thiam jox na mu situation du jour bi moom itamit foofule ca fi nga xam ne moom moo di Portugal alors ñu ñëwaat Thierno situation bi au Gabon laataa ñuy rebondiraat ci li nga xam ne moom moo di débat bi opposé te du débat nag parce que fii kenn du débat kenn ku ne da ngay joxe sa avis ci biir yi man loolu laa gëm ayca mooy lu baax bon d'abord remercier toutes les personnes de bonne volonté avec l'ambassadeur bi nga xamante ne moom moo coordonné tout ce qui s'est passé au Gabon donc avec l'honorable député Binta Seck ak ñoom Ibrahima Sall conseil économique et social donc di wax rek ne juridiction au Gabon bi donc Gabon dafa am juridiction dafa am la Guinée équatoriale dafa am le Centrafrique ak Angola donc ak Sao Tomé Principe donc 5 pays ñoom ñoo dajaloo nekk benn juridiction muy bu Gabon donc juridiction bi yëpp ñu ngi am 11 810 personnes ci biir 11 810 personnes yi 8 000 yi Gabon lañ nekk donc c'est pour dire que sénégalais yëpp
Gabon la ñu concentré. 8000 ñoo fa nekk. 8000 plus de 8000 même. plus de 8000 sénégalais. plus de 8000 sénégalais. ñoom ñoo nekk ci dëkk bi Gabon. donc di wax rek ne l'ambassade avait reçu d'abord 12 millions. 12 millions mooy les premiers versements yi nga xamante ne. moom lañ jotoon. mooy c'était pour aider les gens qui sont tombés de la maladie du Covid-19. ak ñi nga xamante ne dañoo bloqué woon foofu. peut-être pour dimbali leen ñu mën a supporter yenn besoins yi. donc Gabon ñoom am nañ 9 décès. liés au Covid. non. ci biir 3 mois yi rek. biir Gabon am nañ 9 décès. 9 sénégalais yu décédé. dont 2 yi nga xamante ne ci Covid-19 bi lañ. kon 2 rek la ñu mën a jàpp ne moo. ci Covid-19 ñoo wàññeeku. voilà yàlla na yàlla yërëm leen. par contre Guinée aussi équatoriale. am nañ ñoom 2 décès. benn bi ci Covid-19 bi la am. donc ce qui veut dire que loolu moo fa am. mais l'ambassade a reçu 176 millions. mooy première tranche bi comme ni ñu koy waxee tranche première deuxième troisième tranche bi. ils ont reçu 176 millions. mais 3522 personnes ont reçu 50 000 chacun. 50 000 chacun. 3522 personnes. jot ñoo xam ne jot nañu li nga xam ne moom moo di kenn ku nekk 50 000 francs. voilà donc am na ñoo xamante ne aussi. inscrire nañ jotaguñ. mais am na rallonge bu war a ñëw incha allah ñoom tamit dinañ ci am. mais par contre. les personnes yi nga xamante ne ñoom ñoo déclaré woon ils sont bloqués là-bas. mooy ñi nga xamante ne bi ñu tëjee frontières yi dañoo càng. ils étaient au nombre de 17. ñi nga xamante ne ñoom ñoo déclaré wu. mais tey. bi ñu demee ba ci biir pour ñi nga xamante ne ñoo am volonté pour ñibbisi. 11 personnes lañ. 11 personnes mais par contre l'État du Sénégal a prévu 30 places. yi nga xamante ne moom mooy nit ñu war a jóge Gabon mais dafa am ñoo xamante ne dañoo feebar. mais ci yan condition la ñuy ñëwee c'est dañ leen di kii noonu dañuy jëndaat seen billet yi nan lay demee. bon cette information quand même je ne l'ai pas. Je suis pas rentré dans les détails. mais au moins détails yi c'est bien préciser nga ñu nombre de personnes yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk lii moo baax te moom la ñu def ci dëkk yu bari je crois Moussa que aide bi egg na fi mu waroon egg même bu fekkente ne c'est pas substantiel bariwul noonu. waaw aide bi man duma ci wax. lu tax doo ci wax. intéressé wu ma. lu la intéressé. man aide bi moom intéressé wu ma. lan moo la intéressé. man li ma intéressé. mooy ñi fi toog. impacté. ñooñu xanaa bokkuñ ci aide bi. ñi toog fan. ñi des ñi càng fii Sénégal. y a plus de 5000. mais ñi càng ci àdduna bi moom. jox nañ leen. ñi càng ci àdduna bi ñooñu d'accord naa. ñu jox leen ñi càng ci frontières yi. mais Sénégal ñi fi càng. Monsieur Koyaté, s'il vous plaît. je suis d'avis avec vous sur ce point. Je suis d'avis avec vous sur ce point parce que. franchement ñi fi toog fii Sénégal. on a constaté quand même que ñi nga xamante ne ñu ngi fii ci Sénégal. on n'a rien fait pour eux. On reçoit des appels. nuit et jour. gars yi dañoo sonn. non je suis tout à fait d'accord avec ce côté. kon nag bu ñu sonnee dimbalatu leen nga leen teg ay billets yu seer. day compliqué kooku day gën a compliqué. mais billets yi nag wax nañ ci grand nag. xam nga wax nañ ci nag. bàyyi billets yi nag billets yi wax nañ mooy Sarr génn na wax na nee na même ñi mi ngi dem bay rembourser ñi nga xamante ne dañ leen a naxoon. mënoon na ko ci bañ a kii benn affaire gis nga bu ñu jël affaire bi rek def ko waa Italie. non du waa Italie kese. parce que ñoom ñooy def bruit bi. ñooy génn di wax mais c'est tout le monde. waa Espagne ak waa Marseille ñoo bokk yoon parce que Air Sénégal Barcelone Marseille lay def. bàyyil Air Sénégal bi ngay tudd nekkuñu fi. d'accord xam nga Barcelone Marseille waa Espagne kenn tudd leen. mais lan pourquoi ñuy jël ñi nga xam ne dañu amoon seen billet aller retour ñu ñëw dimbalatu leen nga ne da ngay joxe 100 € de frais de dossier ba pare on t'amène jusqu'à Paris. nga débrouiller jëlaat sa billet train war a delluwaat sa dëkk. gis nañu ku ko wax loolu yëpp sóoraaluñu ko. ci image j'ai entendu gis naa benn déclaration yoo xam ne dañ koy wax te dee. ñi nga xam ne nag amuñu billet gis nga nag la plupart des gens dañu am seen billet aller retour ba pare. ci yeneen compagnie. ci compagnie suñu compagnie mais comme compagnie yooyu dawuñu Air Sénégal ak Air France ñoo doon dem. gars yi dañu amoon seen billet aller retour. ñu bàyyi ko ñëwaat di war a jënd billet ay 700 000 ay 800 000. mais sincèrement bu fekkee nag dañu nekk ci dëkk boo xam ne yërmande moo fiy daw. compagnie bi ñun ñoo ko moom bu ñu sañoon day taxaw waaye compagnie bi dafa waroon def bu compagnie mënul état bi
xool ne doomu Sénégal yi nga xam ne dañuy ñëw di fi indi ay teranga toll ci ay situation grand sa message jàll na ñu subventionné leen jàll na ñu Moussa subventionné ñu ñëw ci Moussa en attendant ñuy jël ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk en ligne ba tey rek mu nekk loo xam ne comme ni ma leen ko waxee rek diaspora la kenn ku nekk ak sa avis waaye itam réalité des choses yi dañu koy wax kenn ku nekk wax li nga xam ne moom nga ci xalaat yow mi toog di seetaan tamit bu bëggee rek participer xam naa ne Mao dina afficher numéro yi au bas de votre écran ngeen mën a dugg parce que ci émission bi ngeen bokk bu fekkee ne am na keneen ku nekk en ligne ci Skype bi ñu jël ko sinon ñu dem xooli également réaction wu ki nga xamante ne moom moo di consul honoraire bi nekk foofule ca Bénin moom itam wax lu am solo mu jëm ci li nga xam ne moom moo di sénégalais yi ba tey ñi nekk à l'étranger laata Mao di tekk élément bi rek ñu ñëw ci li nga xam ne moom moo di problème bi nga xam ne am na wax nañu ko léegi nii yaakaar naa ne ñi ko war a dégg nañ ko te dinañ ci andi li nga xam ne moom moo di saafara Mao ñu dem. am na temps yële passé le gouvernement dafa joxe lu mat 12 milliards pour diaspora bi ñu diaspora bi la koy jaglee léegi depuis boobu ba léegi 12 milliards yooyu ñu commencé séddale dëkk bu nekk am na part bu ñu la jox pour nga séddale premier part bi mooy ñi fi bloqué ñi nga xam ne dañu fee bloqué ñun ak Ghana ñoo ko bokk mu revenu soit fii Bénin consul honoraire moo fi nekk suñu ambassade Ghana la nekk donc ñun ci Ghana la ñu jokkoo ci Ghana la ñu wékku léegi ambassadeur bi woo ma ni ma am nañ fi 5 millions yoo xam ne dafa jëm ci ñi nga xam ne dañ fee bloqué léegi ñooñu dañ leen laaj ñu indi seeni pièces yoo xam ni mooy wane ni ñoom fi lañ bloqué soit passeport cours de validité bu am visa d'entrée billet d'avion wala billet de car am na ñu ko fi indi ñooñu bi ñu ko indee ñëpp bindu ñu bind d'abord ci Covid bi parce que dafa am benn plateforme boo xam ne gouvernement bi daf ko defar plateforme boobu képp ku nekk sénégalais vivant au Bénin ku nekk sénégalais nekk ci Bénin di fi dund da nga ci war a bindu muy ñi fi càng ak ñi fi dëkk ñëpp bindu nañu léegi ñi fi càng ñoom li leen laaj mooy carte d'identité nationale ou passeport billet d'avion ou billet de car wane ni yow dugg nga fi ay janvier ba maintenant nga bloqué fi depuis bi ñu tëjee frontières yi nga fi dugg mënatoo dellu léegi ñooñu bi ñu ko indee 21 lañu 21 ñoo fi ñëw indi bi waa Ghana statué seet papier yi ñu indi fukk ak juróom-benn lañ ci jàpp ñoom am nañu droit ci xaalis boobu ñooñu waa Ghana yónnee leen xaalis bi par transfert d'argent ci Ecobank ñu yónnee leen xaalis bi ci Ecobank ñu yónnee fiche yi fii ñu yónnee kayit yi fii lépp rek pour aider ñu indee kayit yi. consul honoraire bi nga xamante ne moom moo nekk foofule ca Bénin yi tamit am na xale yoo xamante ne woowoon nañu fa xam naa ne image yi dinañ ko teg bu ko defee ñoom it ñu mën a wax li nga xam ne moom la ñu nekkee foofule ci Bénin moom it situation bu particulière la gis ngeen son excellence li nga xam ne noonu la ko waxee Moussa maa ngi naan sa Thierno. oui bon la situation du Bénin. am na ay déclarations yi ñu ci dégg. donc comme am na fu ma ko waxee rek. mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ambassades yi ak consul yi lan mooy tax seen liggéey gën a que leur travail soit plus pragmatique mooy ñu am collaboration avec les compatriotes qui résident là-bas. dëgg la loolu am solo la il faut que ñoom ñu bàyyi ci xel newuñ nag def nañ wala defuñu mais man li may ñaan rek tous les ambassadeurs ou tous les ambassades ak les consuls ñu gën a jege nit ñi loolu am solo la ci le bon fonctionnement pour régler les problèmes des Sénégalais dans les pays. absolument Moussa. man daal li may wax mooy
je lance un appel au président de la République qui revoit la diplomatie sénégalaise. La diplomatie sénégalaise a pris un coup à travers le monde. Man mii tukki xam naa ko. Comment? Parce que on a trop politisé la diplomatie sénégalaise. On a besoin des diplomates de formation. Qu'on arrête de nommer des gens des partis dans les ambassades et les consulats. Ils sont pas compétents. C'est ça le problème, la réalité. Grand nag bul ne ils sont pas compétents. Ils sont pas formés pour. Ils ne sont pas formés pour. Pas tout le monde quand même am na ci ñoo xam ne. 90% des gens qui ont été là-bas ont été mis là-bas pour service rendu au parti. D'accord. Le Sénégal appartient à tous les fils du Sénégal. nañ leen jël des diplomates de formation yóbbu leen te bàyyi place yi ñuy jox nit ñi looloo indi jiixi jaaxe gi yëpp. dëgg la message bi jàll na ñu ngi nuyu également ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Tenerife wax naa ko nee na ñoom ñi ngi ci déconfinement total mu di Thiam ñoom itam ñi ngi ci déconfinement total ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofule ca Chili ñoom itam ñi ngi jéem pour dugg xam naa ligne bee saturé wante nag dinañ leen jël bu ko defee ñu mën a participer ci émission bi ñu jàpp daal ni point yi nga xam ne moom moo gën a am solo tey jii ci waxtaan wi nga xam ne andi nañ ko ci diaspora bi moom moo di situation bi fi mu fekk kenn ku nekk fam la fekk rek fa nga taxaw am na ci ñenn ñoo xamante ne gis ngeen leen war nañ leen ko suñu doomu Sénégal yooyu nekk foofu la ci Maroc ñoom la ñu wone mais am na yeneen ak yeneen du ñu ne nag li ñu ko waxee rek relais la ñu gis nañu ne ñi nga xam ne ñoom lañ fi teg itam ñi ngi jéem saa bu ñu déggee ne sénégalais mi ngi fenn rek woo nañ leen am nañu noo xamante ne def nañu ko ak ñoom ni ñu ko waxee nag les états sont souverains du nag Sénégal moom mooy décider de ki nga xamante ne dëkku jàmbur dañu tëral seen ay loi ba pare waaye ànd ak lu mu ci mënti doon rek ñoom entre état mun nañu régler li nga xam ne moom moo di seeni problème Famara Sow également Mao bu mu nee dugg moom itam mi ngi nekk foofule ca Italie bu ko defee mu wax ñu situation bi nga xam ne moom moo am foofule ca Italie ndax Italie nag gis ngeen li nga xam ne noonu la fa jàngoro bi def waaye bu weesoo loolu Thierno il faut ñu ñëw ci li nga xam ne moom moo di immigration fii di Afrique rawatina Afrique centrale souvent bu ñu nee diaspora wala ñu ne sénégalais de l'extérieur rek dañuy jàpp Italie wala France wala Espagne wala fenn alors que y a un nombre important boo xamante ne macha allah li nekk ci doomu Sénégal ci zone Afrique bi sax nekku ko ci yeneen dëkk yi. lu wóor nga wax. lu wóor nga wax donc je crois que suñu émission daaw waxoon nañ lu mel nii fii. Et je voudrais d'abord remercier les Sénégalais de bonne volonté, des présidents d'associations yi nga xamante ne bi mbas mi ñëwee di masawu Sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi fële ci Gabon. Covid bi laal na leen bu baax am na ñoo xamante ne ba tey jii may wax ak yow mënuñoo ubbi seeni boutique mënuñoo ubbi seeni atelier parce que l'État ne leur autorise pas ñi ñu autorisé foofu ñuy ubbi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaay lekk. donc ñi jaay lekk kese la ñu autorisé ñoom ñooy liggéey te ñu ngi ci situation yu compliqué te li ma waxoon fi daaw rek moom laa fi waxaat ñu ngi remercier état li mu def parce que 50 000 jox ko nit ci situation yu mel nii am na lu mu ko mën a fajal mais dafa am loo xamante ne moom loolu moom il faut que état bi fajal ñu ko pour ñu feex mooy les sénégalais yi nga xamante ne waxoon naa ko fi daaw ñu ngi foofu boobu ba léegi depuis dans les années 60 ak ay pères de famille yoo xamante ne dañ doon liggéey mënatuñ seen bopp ak ay boo yoo xamante ne ils ne se retrouvent plus man benn jour dox naa ba daje ñaari sénégalais ku jël paaka ne day jam frère am sénégalais ci situation bu métti donc loolu lan la ñuy ñaan état comme am nañ suñu compagnie ñun bi ñuy wax fi daaw compagnie bi commencé gul woon. dëgg la ren nag compagnie bi commencé na. ñu mun leen a rapatrier nañu dimbali même bu dee ñaar pour le moment. même bu dee ñaar. même bu dee ñaar rek. ñu dimbali ñu. ñun suñu biir point bu am solo la dogguma la ñu jël ki nekk en ligne ba pare daal di ñëwaat ci point boobu parce que nag léeg-léeg immigration réeral nit tamit te day am jafe-jafe pour mën a dellu si nekk mag ci benn dëkk boo xam ne il faut que ñu gestu leen mën leen a delloo si seen réew ñu vivre fi décemment allo. allo. waaw salaamaaleykum. allo. allo. waaw dafa mel ne dafa am jafe-jafe ci. allo. waaw ñi ngi lay dégg sëñ bi noo def. ñi ngi lay dégg bu baax da ngay wàññi. allo.
allo ñu ngi lay dégg de ku baax da ngay wàññi télé bi nga dégloo téléphone bi ñu ngi lay dégg bu baax a baax tur bi nan la. allo sëñ bi da ngay wàññi téléphone bi. kii bi télé bi waaw ñun ñu ngi lay dégg da ngay wàññi télé bi nga dégloo sa téléphone rek. allo man dégguma leen. waaw xam naa du ñàkk mu rappelé waat ba ñu defaraat li nga xam ne moom moo di communication bi rek woote leen participer ci li nga xam ne moom moo di émission bi point bu am solo la Thierno soulevé mu mel ni am na ñoo xamante ne des fois nga dem ci yenn dëkk yoo xam ne di nga fa gis ñoo xam ne sa yaram day daw te bugguñu dara lu dul ñëwaat. waaye li mu wax man dund naa ko Lusaka man côté yooyu ay Zambie jamono yooyu Sénégal amu foon ambassade ambassadeur bi noon Éthiopie moo doon gérer toute l'Afrique centrale et une partie de l'Afrique de l'Est mais li mu wax gis naa ay mag ñoo xam ne seeni mbokk xamatuñ ci lu ñu ne ñu ci bari ci jàkk ji lañ doon fanaan lu daw yaram loolu dafa bokk ci immigration réew moo dem boo demee Europe sax tey di nga fa fekk ay mag ñoo xam ne sànku nañu loolu yàlla moo koy def li ñuy wax rek mooy nit ki foo mënti dem rek xamal ne am nga foo jóge bul fàtte fi nga jóge c'est important parce que boo demee rek ba fil conducteur bi nga ñàkk ko rek mooy indi sànku gi looloo tax di toog lu yàgg bay ñëw Sénégal wóorul ku ko mën rek na ngay ñëw di jege mbokk yi di xool réalité bi am ci dëkk bi delluwaat c'est important et point bu am solo la te depuis daaw moom mi ngi ko def ko mbaam di ci wax foofu la ci Gabon et que am na ñoo xam ne xam naa ne conditions yi ñu nekkee métti na la lool et boo sañoon ñu ñëw ñu jël ki nekk en ligne ba pare nga conclure foofu Thierno allo waaw dafa mel ne dem na dañu am tuuti jafe-jafe ci téléphone bi allo ñi bëgg a dugg bëri nañ lool ngir participer ma bàyyi la nga tëjee foofu. li ma bëgg a wax rek. dafa am benn campagne bu ñu defoon. depuis 2014. il y avait plus de 3000 personnes départ volontaire. allo. salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. sëñ bi tur bi nan la noo tudd ak foo ñuy woowee. allo. oui salaamaaleykum. waaw ñu ngi lay dégg sëñ bi tur bi nan la ak fooy wootee. waaw maa ngi leen di woowee Dakar maa ngi tudd Abdoulaye Sall. waaw Abdoulaye yow rek la ñuy déglu ñu ngi lay dalal ak jàmm. mu ngi leen di remercier rek si waaw da ngay wàññi télé bi Abdoulaye. waaw sori naa télé bi nag ma génn sax tey. nga dégloo téléphone bi ayca. alors ñun li ñu siy constaté rek mooy comme li Moussa wax aussi dañ koy dëggal. mais état bi def na passement def na vraiment tey ministère communiqué ne bi ñoom subventionné nañ ci 200 €. mais ñun dañuy revenir comme Moussa li mu wax 700 bari na 500 yi moom vraiment waxtaan wax dëgg sa la dañ koy ñaan son excellence monsieur le président de la république. parce que vraiment waxtaan wax dëgg sa la immigré yi def nañ fi léegi 5-6 mois amatuñu xaalis donc tey lii gars yi wax tamit il faut ñu xool ko bu ñu demee dañuy ut pour indi ci dëkk bi. bu ñu mënoon a ñaan tey gratuit sax dañ koy ñaan mais loolu xam nañ ne mënul ne donc ñun gis nañ ne c'est raisonnable que état bi. subventionné à 500 € ñëpp mën a dellu ci liggéeyukaay loolu dañ koy ñaan mu nekk benn doléance beneen doléance bi mooy ci gën a dolli mooy sànq li mu wax si consulat yi ambassade yi loolu ñu ñëpp xamandoo nañ ko li mu wax dëgg la ay politiciens lañ ci dajale si consulat yi nekk daanaka surtout Europe ñun ñi koy dund ñun ñëpp xam ko moo indi problème yu ëpp parce que doléance u immigré yi du nekk si président de la République parce que bu ñu jëlee si place yi nga xam ne dañ ko war a teg ay diplomate de carrière ñu teg fa ay politiciens yoo xam ne ay faat wala moodu loolu aussi tamit arrangé wul immigré yi parce que daf li retardel donc bëgguma ci bu baax mais émission bi kees am na solo trop ñu lay remercier di ñaan encore une fois son excellence monsieur le président de la république mu def effort ci billet de retour yi parce que ñi conseil fii dañoo bari trop sénégalais yi dañoo bari trop parce que li mu doon wax sànq ci Air Sénégal wax na dëgg billet 1200 €, 1300, 1500 quand même tey après ñun dañu jërëjëf
jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal nii la rek dañoo ubbi antenne bi kenn ku nekk wax li nga xam ne moom moo nekk ci sa xol le président de la république nag c'est le père de la nation ñaan ngeen ko solennellement te am nañu yaakaar ne dina addu ci li nga xam ne moom moo di seen mbébét jaarale ko ci secrétaire général wala monsieur le ministre des sénégalais de l'extérieur ak des affaires étrangères ñu jël keneen ki nga xam ne moo nekk en ligne allo. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi na nga def tur bi nan la ak foo ñuy woowee. maa ngi nii di sant Serigne Saliou bu wér man la Bàcc si la maa ngi fii ci Gabon. waa Gabon yee woote yow rek la ñuy déglu bokk Thierno yi. d'abord ma nuyu sama grand Thierno Aw xamante nañ bu wax sama grand frère la sama xarit. malgré man ak moom bokkuñu fu ñu jëm si politique man je suis libéral. ay opposant ngeen. membre du parti démocratique sénégalais la ancien secrétaire général bu UJTL fii ci Gabon. D'abord balaa may commencer damay jaajëfal déjà suñu président en tout cas suñu futur président du Sénégal muy monsieur le président Abdou Karim Meïssa Wade. ci geste bi nga xamante ni bii déjà def na ko. jëmale ko ci population sénégalaise bi. jël lu toll ci 500 kits yi nga xamante ni bii test rapide la. waaw dafa mel ne dagg na mu mel ne nag kenn ku nekk ak fi nga xam ne fa nga bokk rek loolu nekk na loo xamante lu am solo waa Gabon yi daal ñoo doon woote gis nañ ko Karim Wade sénégalais la kon nag bu participer war naa participer ñu àggali rek li nga xam ne moom lañ doon wax Moussa. waaw gis nga boo xoolee Kebs ñun bu ñuy wax. critiqué wuñu de dañu bëgg a dimbali. ñi nga xam ne. ñoo nekk ci seen bureau yi climatisé ñun ñoo xam la réalité. gis nga non dégg non. xam nga comprendre grand bi rek. non grand. non ñun ñoo nekk ci terrain bi gis nga billaahi wallahi wa taala. gis nga bi ministre bi muy Sarr sama boy la. Babacar Ba son premier conseiller il était à Marseille avec nous suma boy la. ñun dëgg la moom laa njëkk a defal fii nii bi commencé. woo leen ma boy ñu waxtaan. am na loo xam ne da ngeen ciy laaj ñun seen i ay mag lañu seen i ndijaay lañu buñ defee 45 ans d'immigration def tour du monde fu ne dem nañ fa kon waruñoo nekk ci dëkk bi fii ngeen ñuy ignorer. da ngeen ñu war a woo ñu xelal leen. dëgg la message bi jàll na ni ma leen xamee dinañ la woo. waxtaan ak yow mais ndax c'est pour le bien du Sénégal. ñi ma woo yëpp waa Diourbel. waa Thiès. waa Louga waa Mbacké ñi ngi may dégg de. mais dañ ne ma billaahi nañu président dimbali defal ñu ko 500 euros. grand duñ dellu si waat ci loolu. 500 euros bi leer na ñëpp dégg nañ ko. léegi fi mu nekk nii la balle est dans le ci li nga xamante ne moom lañ doon wax lu am solo ci les cas sociaux yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Gabon. doguma la je rappelle que ñi ngi suivre live bi ak ñoom Pape Jean muy service digitalu groupe Futur Média bi ñu ngi live sur YouTube ak sur Facebook. d'accord donc li ñu ciy wax rek. mooy. comme ni ma ko waxee woon rek léegi am nañ compagnie. et aussi doguma la Thierno baal ma rek nga ñëw ci compagnie beeg lu am solo li ngay wax allo. ñu jël téléspectateur bi nekk en ligne ñoom it ci la ñu bokk quoi baal ma nag Thierno. allo maaleykum salaam maaleykum salaam sëñ bi na nga def noo tudd ak foo ñuy woowee. maa ngi tudd Cheikhna Talibouya Gueye maa ngi wootee Thiès. je suis immigré en Italie depuis 20 ans. 20 ans yow rek la ñuy déglu Cheikhna. waaw li ma bëggoon wax mooy wax ji foofu ci plateau bi. di ngeen di waxee ñu ngi rafetlu émission bi. waaye wax ji bu leen ko laam-laamee gis nga Moussa moomu li muy wax dong mooy dëgg ñun waxuñu ngir politique mënuñu nekk ay immigré lu ñu lijjanti indi ko fii suñu réew. te ñun suñuy autorités yi amuñu ñu benn njariñ Moussa wax na ko ambassadeurs yi ngeen di wax ak autorités yëpp c'est des politiciens amal luñ ñu benn njariñ mënuñoo ñëw nag dagg suñuy billet aller retour fay ay 800 euros ñëw pour aller retour. ubbiwuñu yeneen compagnie yi pour ñu jàll Air Sénégal di jël xaalis di ñu laaj ay 800 euros ay yu ma xam di ñu laaj ay xaalis boo xam ne teguñu ko fenn ñaanuñu président ñun ay droit lañu parce que nous sommes des citoyens sénégalais lu ñu am fii ci réew mi lañ koy indi donc ñun dañoo war a defal ay billets yu normal yu mën a kii yu mën a dem mënuñu ko ñan ñu ubbi frontières yi ubbi avion yëpp ñëw ku nekk duggaat sa vol dem
mais ñu ciy jéem a sorxo ubbil waa France ñu yóbbu gars yi ay 1300 euros ñoom di du waa Sénégal yooyu la ñu war a teggi te yow nag Kebs da ngaa mën a maslaa Kebs bul maslaa xam nga affaire bi nu mu demee ñun mënu maslaaw ma de non Sénégal maslaaw ma li ñuy wax xam nga dëgg du rombi nopp te lu ne fàng kenn du ko géex nit ki mën ngaa wax li ngay wax mais nga mettre les formes fond bi moom ànd nañ ci mais mettre les formes rek moom moo gën te day gën a dem ci nopp kilifa pour ñu mun koo régler waaw loolu la rek mais du maslaa àdduna abul solo jërëjëf suñu autorité yi nañuy wax dëgg bu leen ñu coupé nag lii rek ngeen di def non dinañ la coupé nag ndax dafa am ñeneen ñu war a dugg sa message jàll na nag yow mii d'accord mais ñi ndax ñu mën a ñibbi dem liggéey indi suñu xaalis si suñu réew di jox ko suñu réew d'accord jërëjëf taxul fenn jërëjëf nee na dañoo mën maslaa du maslaa xam nga problème bi mooy nee naa ko dañuy d'accord ci fond bi mais loo gis ci àdduna da nga ciy mettre les formes nit mën naa am li mu bëgg mais ci kaw façon bi mu koy waxee manière dafa am solo nañu wax nit ki da ngay pertinent mais du tax nga am noo ko jàllee ku nekk ak ni nga xam ne noonu ngay doxalee ndax nag ñun li ñuy liggéey dañuy yem ci les faits rek ñun suñu avis comptewul les faits sont sacrés, le commentaire est libre dañuy bàyyi ngeen wax ñu nekk relais ndax ñun relais rek lañu bu ko defee nag autorités yi apprécier li nga xam ne moom la ñu war a def ndax dinañ ko dégg te dinañ ko yëg bu ko defee ñun itam ñu mën a avancer ndax ñun dañuy équilibrer information formation boobu la ñu suivre te télé bi tam créneau boobu la am ñu jël keneen ki nekk en ligne allo balaa may jël ki nekk en ligne il faut que Thierno àggali fi nga xam ne fa la doon jëm ci compagnie bi. Si aussi il y a des personnes de bonne volonté. qui peuvent aider. on est ouvert à accepter leur aide. waaw loolu tam mën naa ne pour dimbali ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu. même bu dee sax des vagues s'il y a pas une solution d'envoyer ay avion pour ñu dem jëli. nañu dimbali ñu def ko ay vagues. comme par exemple ay 30 personnes ay 20 personnes. chaque mois wala chaque 2 mois ñu delloo ci ay familles yoo xamante ne je crois que on peut atteindre nos objectifs. fekk du métti ci kenn. on sait que avec cette pandémie bi nga xamante ne moom moo am vraiment doole yi kenn ku ne amoon yu état yi amoon amatuñ ko. donc loolu tamit il faut que ñu bàyyi ci xel. te ñun tamit bàyyi nañ ci xel. ñun lu ñu bëgg rek mooy solution. donc man loolu foofu laa bëggoon daanaka ci la. vraiment c'est noble. mais comme jamono yi. dañu toll ci jamono yoo xam ne ñaan gumbal tànnalee lu ñu tëbbi teen gaa ñi jaxasoo nañu man miy wax ak yow li ma fi toog j'ai occupé mon temps à mettre un projet de rénovation de la mosquée de mon quartier la mosquée de Rebeuss et dama ci woon waa ici aussi ici au Sénégal te bokkul ak mosquée bi nga xam ne tabax nga ko à Marseille mais mosquée bi nekk Rebeuss man waa Rebeuss la maag Lamine Diack ñoo bokk koñ rakku Lamine Diack As Diack mooy délégué de quartier bi l'imam Cheikh Tidiane Sy moo ko yor mooy imam bi tey jii may wax ak yow collecté nañu 5 millions yoo xam ne def nañ ko ci biir te dañu sasoon doomu diaspora yi ku ci nekk Rebeusois bu nekk ci diaspora bi ku ci nekk da nga sasoon 100 000 francs on s'était dit bu ñu amee 200 Sénégalais de la diaspora à 100 000 francs ça fait 20 millions CFA ñu war ci rénover jàkk ji jënd corbillard kon nag képp kuy doomi Rebeuss nga ne ci diaspora bi nga ne fii tekki fii ñu ngi lay woo ci liggéeyu jàkku ñeenti koñ bu Rebeuss xam ne dañ ci bëgg jënd corbillard képp koo xam ne nag mën nga góor yàlla nga di defal l'islam nga dimbali ñu ci dañoo soxla corbillard jàppale ñu ci liggéeyu jàkk jooju mooy jàkku Rebeuss bi mu mel ni rek dafay wane nekk rôle bi nga xam ne moom la communauté di jouer et que li ñuy wax rek du lépp la état mën a def waaye itam nit ñi lii dafa nekk xeex boo xamante ne au-delà de sur le plan sanitaire ak yeneen points yi nga xam ne am na ko ci pour mën a génn ci situation bi ñu nekk tamit nit ki la vie en communauté dafa am solo bu baax te moom nga wax muy ko kenn ku nekk loo mën rek jàppale ci sa morom te xam ne état bi mënul matal fépp mënul egg fépp waaye nag état moom la lépp war
dëgg la waaw dinaa jël sa contact. dinañu waxtaan hors antenne ñu trouver ay solution parce que baax na ci nag. baax na ci parce que man dama yor rajo boo xam ne Marseille Haalpulaar yi. dëgg la te moom dafa am rajo teg ci nag moom dafa bëri bagage. waa rajo Galère maa ngi leen nuyu Marseille. nan la rajo bi tudd. rajo Galère. waaw xam nga kii dafa neex Mamadou Ndiaye ko Haalpulaar maa ngi koy nuyu Lamine Diakhaté plateau du Sénégal maa ngi nuyu. nee na rajo bi rajo Galère la. mais rajo yi jël ki nekk à rajo Galère vas-y. non rajo yi dimbali nit ñi bëri na. ñu woon naa une rajo boo xamante ne mu tudd rajo Bossé. ça moom mu ngi jokkook sénégalais yi nekk partout dans la diaspora. di joxe information à temps. vraiment di nemmeeku nit ñi loolu tamit am na. mais je pense que Côte d'Azur bi yëpp. waaw Marseille Nice Cannes Toulon maa ngi leen di nuyu waa Côte d'Azur bi tous les dimanches tous les samedis. il y a une très forte. am na lu ma bëgg a dolli ci waa Gabon. maa ngi nuyu sama grand bi grand Pape Seck depuis Marseille. Pape Seck son frère. li ma bëgg a dolli rek. mooy comme ni ma ko waxee woon. nit dañ ngay ànd ak jamono. ñun dañoo nekk ci benn dëkk boo xamante ne am nañ plus de 50 ou 60 associations. kenn ku nekk ci ñun di def le social à ton niveau. ak sa association. association yi nag dafa bëri. voilà da ngeen war a man fédérer nag léegi nag. fédération des associations bi moo ëpp solo. moom la Pape Sarr def. parce que tey mën nañu wax ne lii ce sont les demandeurs d'aide sociaux mooy qui sont au nombre de 8000. Thierno xaaral may ma jël téléspectateur bi nekk en ligne ñu ñëwaat ci association yi booloo bi ñu war a booloo allo salaamaaleykum allo waaw mu mel ne Mawo allo. waaw Aïcha allo. allo. waaw allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi nuyu nañ la di la ziar bu baax di la dalal ak jàmm tur bi nan la ak fooy wootee. waaw Omar Khalifa Niass. foo ñuy woowee. Kaolack. Kaolack ñi ngi lay dalal yow rek la ñuy déglu. waaw man dama représenté sud Italie. allo. waa ñi ngi lay dégg demal ñi ngi lay dégg. waaw ñun dañoo représenté sud Italie. lu góor goo ko wax intéressé nañu lool. car président ci boppam moo lancé 12 milliards pour diaspora bi li nag ñun gisuñu ci suñu bopp. waaw ndax kat billet yi suñu taxawee jox ko benn nit ñu koy jaayee 1300 euros ñu xam ne muur yi am na ci lu mat 6 mois te agence yiy jaay billet nekk Sénégal ñu bàyyi loolu yëpp di ko jaayloo benn certain yoro mu ànd ak ci benn groupe am ñu arnaqué ñëpp laaj leen 1300 Air Sénégal dem ba ci kanam di delluwaat gannaaw na dañuy joxaat nit ñi xaalis loolu ruuslu na te Air Sénégal sunu Air Sénégal la ñun nag xeex neen ci fu nekk dem neen fu nekk ba tey jii su lettre dañu woon ko déposé au niveau du ministre des affaires étrangères ñu bañ ñu defal décharge waaw xam nga loolu rafetul te ñu bokk ci réew mi dem ministre des affaires étrangères déposé ko suñu lettre courrier yi na du ñu defal décharge ban Sénégal la ñu nekk dafa bëri ay magu yu nekk ci réew mi te président du ci jot après la ci jot di réparer góom bi loolu nag moom moo jaarul il est temps président. jërëjëf message bi jàll na en clair fi mu ne nag téléphone baa ngi explosé ndax billet yeeg retour yi ñoo sonn demal Thierno. je crois que le président de la République. xam naa ne les choses vont changer. parce que y a eu beaucoup d'erreurs yoo xamante ne am na. ci des personnes yoo xamante ne ay responsables lañ. et je crois que le président moom yëg na ko. te dina ci jël Thierno xanaa APR nga ne. man amul solo ma nekk APR mbala ma bañ a nekk APR mais xam naa ne daal les choses vont changer incha allah. moom lañ ñëpp di ñaan. le plus tôt possible moom. comme ni nga ko waxee yow sa bopp. dafa am benn moment boo xam ne. des considérations politiques dañ koy teg fële. c'est vrai. dañuy traverser période boo xam ne. le Sénégalais
moo compté du càggan rek ànduma ak yow rek waroo maa déglu. dëgg la il faut que ñu changer paradigme. président buggee lu ko dimbali nay déglu ñi nga xam ne dañ koy wax la réalité te nay moytu ñu koy tàccu loolu mooy la réalité. man maa ngi profité ci occasion monsieur le président de la République je vous demande solennellement de me recevoir. déggal li non man père dina ma rey fii. non de me recevoir. waaw message bi jàll dina la recevoir waaw mu mel ne nag bu dee dafa am keneen ku nekk en ligne ñu wax leen rek ne leen ñi nga xam ne ñoo waroon a dugg suñu xarit bi nekk foofulee ca Chili vraiment moom kaas na ko nee na dañ leen di faral di fàtte moom tamit bëggoon nañu mu dugg vraiment ak sama xarit yi nekk foofulee ca Brésil. mu mel ne mënuñoo matal lépp ci benn bis ak benn émission ndax sénégalais yaa ngi fépp ci àdduna bi ñi nekk Mali également war nañoo participer waa Mauritanie waa Guinée ñoom ñëpp ci la ñu bokk donc xam naa ne ci yeneen i jotaay rek dinañ mën a dugg participer parce que peut-être ligne bi ak heure bi ñu jël ki nekk en ligne allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal tur bi nan la ak fooy wootee. ma fay naa leen Kebs. je vous appelle de Dakar. Dakar tur bi nan la. mais li ma xaw a jaaxal mooy seen émission diaspora bi pour ñi fi impacté. on ne parlait que de l'Italie. comme si sénégalais yi jógee bitim réew yëpp Italie kese la ñu dëkk. non on a parlé de tous les sénégalais ah. c'est que Italie wax naa la ñi fa nekk ñoom ñooy gën a fësal rek mais nous kii déjà la preuve Gabon la nekk ñi porté kii France la nekk donc c'est pas seulement les sénégalais de l'Italie. est-ce que ministre Italie la wala ministre diaspora bi yëpp la. est-ce que ministre Italie la wala ministre diaspora bi yëpp la. ministre c'est pour les immigrés de la diaspora je crois que c'est pas uniquement l'Italie. le ministre c'est le ministre de tous les sénégalais. voilà. ah loolu nag laaj ko ministre bi. le ministre c'est le ministre de tous les sénégalais. d'accord mais non je veux dire situation bi dal waa Italie moo dal ñi jóge Maroc moo dal ñi jóge Espagne moo dal ñi jóge feneen. pour le cas des sénégalais venant du Maroc. ils sont plus de 250 ici. am na 12 personnes yoo xam ne perte nañ seen liggéey ñëpp a ngi bàyyi doom ak jabar ñuy bàyyi jëkkër ak ay doom foofu ñoom ñëpp ils sont bloqués ici on ne parle que de l'Italie ñun ñaanuñu. au niveau du Maroc ñaanuñu dara ñaanuñu billet ñaanuñu ku ñu dimbali vol de rapatriement la ñu wax ñu teg ko ñu jënd suñu billet dem lu mu jar ñu jënd ko parce que liggéey moo ñu gënal. defuñu fi dara ñu ngi toog di xoole depuis 4 mois. Le ministre nous a appelé il a dit qu'il va nous recevoir. Ça fait plus de 2 mois il ne prend même pas le soin de nous rappeler pour nous dire que maa ngi ci yéen. Il sort pour parler des Sénégalais d'Italie. Je pense que affaire bi ni mu jàppee waa Italie noonu la jàppee waa Maroc jàppee ko waa Espagne jàppee ko ñeneen ak ñeneen. donc moom mi uuf ñëpp su demee ba génn di wax dafa war a wax pour tous les Sénégalais. ok man loolu laa amoon daal bu ma sañoon. sa émission bi yow tamit yaa ngi koy accès. comme li ministre bi def tey yaa ngi koy accès uniquement. ah non je suis désolé kon da nga seetaanul wala ngay doog a jël en cours man j'ai ouvert ak sénégalais yi nekk Maroc. jël ay xale yu fa nekk ñu wax boo seetaanulee tam bul dugg di wax sénégalais yi nekk Maroc la ñu jël nañ bay jël ku nekk Chili. nous on sait pas du ñu fixé wu ci benn sénégalais kii toog nii Gabon la kii Italie la feneen ak feneen man kii France la nekk donc sénégalais bu nekk Italie je pense que benn laa fi jël. man tudd naa seen cas waaw tudd nañ léegi yow yaa ngi doog a seetaan wala da nga doon nelaw. ñi nekk Maroc. waaw moom la ñu ubbee sax. ñooñu dañ fa ñëwoon bloqué sax. waaw kon nag bul ma ne damay wax sénégalais yi nekk Italie rek. bul wax loolu waxal sa avis li nga xam ne moom ngay wax mais pas que lu ne fàng ñëpp di ko gis ñun ñuy wax fépp nga ne ñun sénégalais yi nekk Italie rek la ñuy wax non je suis désolé. dama ni waxuma leen yéen de dama ne ministre bi moom bi mu. non da nga ne ma yaa ngi acté ni ministre bi di acté li nga wax laa la wax. moi je n'ai entendu. le ministre a fait une déclaration discriminatoire waa da nga yéex a jël da nga doon nelaw ba yeewu rek jël. Non, il faut aussi. Attention, selon le communiqué qu'il a dit le ministre waa Italie la wax. Ministre bi moo ne waa Italie. waaw moom lay wax léegi waxal ak ministre bi mais pas ñun. Moïse Sarr a parlé. tey li ñu tax a jóg mooy. bu ñuy wax ñu dimbali sénégalais yëpp. parce que ñi nekk Maroc ñoom itamit sonn nañu. yàgg ci dëkk bi te bëgg nañu ñibbi.
d'accord sa message jàll na. man li ma bëggoon dolli ci loolu. merci message am jàll na mais tamit il faut ñu préciser parce que ñun moom dafa nee na dafa jël émission bi en cours. waaw doon nelaw ba yeewu tamit ñëw jël émission bi tam di ñu wax leneen comprendre nañ leen fi mu nekk nii xol yëpp a tàng te man ak yéen ñoo far. donc ñun Maroc la ñu ubbee. jëm fu ne nga bëgg ñoo jiiñ leneen mun ta nekk nag yow it ku baax waaw. c'est que tey boo gisee ñu nekk ci actualité. ah moom mi ngi fi ba léegi kon allo. mais sëñ bi. sëñ bi. gis nga mbir mi allo. waaw vas-y. gis nga mbir mi je pense que toll na foo xam ne le président ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Il faut un plan hors sec. Pour régler ce problème définitivement il faut siffler la fin de la récréation. na jël la chose en main jël décision bi ñëpp daal di ànd ci décision bi mooy mu jeex. leer na foog naa ne yegg nañ sax ci fin wu émission bi jeex na ñu bàyyi la nga àggali. c'est que dafa am plan bi nga xamante ne moom la ministère des affaires étrangères jël. mooy période bii nga xamante ne bi ñu nekk nii ci fan yi mooy ce sont les vols yi nga xamante ne ñoo jëm en Italie c'est pourquoi le nom des Italiens mu gën a fës mais semaine bii nii le 18 bi dinañ commencer dem dans les zones comme Afrique centrale di jëli nit ñi donc il faut aussi nit ñi comprendre que nous avons combien d'avions le nombre d'avions aussi yi nga xamante ne Air Sénégal dispose de ces avions aussi il faut que nit ñi bàyyi ci xel donc le problème du Maroc dafa am ñaari cas dafa am ñoo xamante ne dañoo bloqué ñi nga xamante ne avion mën na leen jël programme am na dinañ leen jël mais le plus difficile ñi nga xamante ne c'est compliqué mooy ñi nga xamante ne dañoo yore seeni oto war a traverser des pays comme la Mauritanie pour arriver au Sénégal tant que la Mauritanie ubbiwuñu seen frontière ñooñu mënuñ ñoo egg fii donc loolu tamit il faut ñooñu ñu xamee ko noonu balaa ñoo tëj li may wax rek comme ni ma ko waxee woon rek remercier toutes les Sénégalais yi nga xamante ne dañoo dem dugg ci dëkk bi des Sénégalais nekkoon dans des situations compliquées te ñun demoon nañ ba am confinement général te loolu je crois que Gabon rek la am. Gabon moom ci lañu moom dañu jël mesures yu. voilà dañoo jël ay mesures yu métti. confinement général lañu amoon waaw. amul génn def nañ ko plus de 15 jours. nit ñi des seen biir kër. mais gis nañu résultats yi ñu nekk ci situation yu difficile yu métti quand même. et je pense que comme ni ma ko waxee woon rek ci demande yi y a plus de 8000 demandes. et c'est pas toute la population sénégalaise. yi nga xamante ne ñoo fa nekk ëpp nañ 8000. 8000 demandes de quoi. d'aide. 8000 demandes. d'aide. waaw. donc xam nga loolu bari na. donc c'est pour dire que ils sont dans des situations yoo xamante ne très difficiles. donc comme ni ma ko waxee woon rek àdduna day soppeeku ñun tamit ñun suñu bopp ñun ñoo war a soppeeku ànd ak jamono. créer benn entité boo xamante ne day rassembler tous les associations. même bu dee 1000 francs par personne la sax. imagine un peu le nombre d'argent. parce que ngay dem ci benn dëkk fekk fa 50 000 associations qu'on peut récolter. loolu dana mën a dimbali nit ñi balaa état di ñëw fekk ñu mën a dimbali. et je crois que Covid bii passé. Covid bii ñu nekk. mënu ma ne passé am na lu bëri lu ñu jàngal ñu. et je crois qu'il est temps que ñun ñëpp. y aura un après Covid. voilà il faut que ñun ñëpp. ñu toog waxtaan suñu biir def li nga xamante ne moom mooy aller à l'essentiel mooy xool li nga xamante ne demain ou après demain situation bu amee du kenn mooy yëkkati dugal loxoom ci poos wala ne gars yi kenn ku nekk na laam ñu régler situation loolu tamit dina tax yëf yi gën a en tout cas ñu ngi lay remercier ci sa teewaay te xam ne dinañ amaat yeneen occasion pour mën a gën a waxtaan ci liy jëm ci sénégalais de la diaspora rawatina zone bi nga xam ne fa nga nekk mu di Gabon ñu ngi nuyu sénégalais yi nekk Gabon yëpp ñoom itam di leen encourager rek di wax ne àdduna moom dara yombul et que tôt ou tard situation bi dañuy am yaakaar am yàqin ne dinañ ci mës a génn Moussa ma bàyyi la rek nga wax yow itam sa man li may wax rek mooy li ñuy tëjee quoi ñun ñëpp ay sénégalais lañu moom jamono gi ñu toll mooy dañu war a jël référence sa doomu réew fu mu nekk daf la ko war a jaral problème xaalis yi dañ ko jiital trop ci mbirum Covid bi yëf lépp loolooy indi jeexi jaaxa lépp ci bopp nit boo ne 1000 milliards laa teg jóor ko ñu naan ceeb fii ñii naan jaxasoo am ci bopp nit ñi loolu nañ leen dawal yërmande tey jii
benn famille benn Sénégal de la diaspora yor na 10 personnes bu ñu fi nekkee 5000 boo ko multiplié par 10 nous sommes plus de 50 000 impactés man barki démb laa jóge Touba dem waxtaan ak xalif général des Mourides explique ko situation bi dama fekk des cas sociaux à Touba yoo xam ne dramatique te le problème c'est que il y a des gens qui sont ici avec leur famille du benn billet ay ñetti billet ñeenti billet la ñu jël donc daal tey jii dëgg la xol yi jóg na mais et ça se comprend. la nuit porte conseil muy Sarr wax nga mais dolli waatal seen loxo gën a wàcc bu ngeen ko defee rek mu doon loo xam ne dina réconcilier sénégalais de la diaspora yi ak état bi parce que on ne peut pas partir sans notre état l'état ne peut pas partir sans les sénégalais de la diaspora qui contribuent à plus de 1300 milliards dans l'économie de ce pays donc aujourd'hui nañ leen calme gaañi na ñëpp dallu. soo waxee rek ñu ne ñu ngi contribuer à hauteur de 1300 gars yi nee nañ argument boobu dañ ci sonn. 1300 mais xam nga buñ ci sonnee bés bu ñu téye parce que bu ñu waxee rek ñu ne dugal nañ fi ak 1000 milliards dugal nañ fi lii. mais ñun duñ ko wax de. gouvernement yi ñoo koy bàkkoo. yow xam nga ne bés bu ñu téyee suñu loxo famine am ci dëkk bi. dëgg la dëkk bi bu fu doxee. consommation bu amee ci dëkk bi. ay jàmbaar lañu. immigration la kon nag loolu. gàcce ngaalaama la ñu war a wax kon tey jii di ci woon ak ñëpp képp koo xam ne it yàlla may na la nga am mën-mën. boo mënee dimbali ñii. nga dimbali leen. dëgg la jërëjëf problème bi mooy c'est la solidarité nationale. ñii di jël ay 200 millions di ko jox état jël leen 200 300 millions jox immigré yi jëndal leen bii avion yi ñu dem. mais nañ organiser wu nañ organiser wu. xam nga loo gis rek. ci àdduna ñun créé nañu sénégalais ñoo bañ ñoo lànk ñi ngi organiser wu. xam nga ñoo bañ ñoo lànk rek c'est très violent. xam nga ñoo bañ ñoo lànk rek c'est très violent. dafa violent. waaw dafa violent. day tiital gaañ nañu teg lépp ci suuf. toog waxtaan ak suñu autorité xam leen suñu métti fan la. réeroo amul ñàkk waxtaan en tout cas ce fut un plaisir toogandoog ñaax ñi nga xamante ne ay doomu Sénégal lañ kenn ku nekk andi sa avis ci li nga xam ne moom moo di question liée sénégalais de l'extérieur rawatina point bu sensible bu am solo bi nga xam ne tey jii jukki nañu ko fi mu jëm ci li nga xam ne moom moo di ñiy bëgg a delluwaat ci seen i liggéey delluwaat ci seen i yitte nekk fii ndax li nga xam ne moom moo ko waral te kenn xaaru ko woon mu di jàngoro ji am ci àdduna bi moom moo waral yenn jafe-jafe yi am ñuy am yaakaar rek ni gis nañu ne saa bu doomu Sénégal yëkkatee pa daa di wax wala mu kaas li nga xam ne moom moo ko naqari gis nañu ne tamit état du Sénégal mi ngi yëkkati moom itam di am ay jéego yu muy def naam sax ñi ngi def li nga xam ne moom moo di ay effort lépp matalewul waaye nañ gën a dolli ñu ñaax leen ndax nag état cëslaay la fi nga xamante ne moom moo di bànqaas yi ñu leen dénk muy nag sénégalais de la diaspora yi rawatina ki nga xam ne moom moo di monsieur Moïse Sarr monsieur Amadou Ba ñoom ñëpp ñu dénk leen ñu nekk ay nit ñoo xamante ne xam nañu seen njàmbarte xam nañu li nga xam ne moom moo di seen kon bu doomu Sénégal nekkee ci yenn situation yéen a ngi def naam waaye nañu gën a dolli gën leen a déglu ngir loolu yëpp Sénégal moo ciy gagné réeroo amul ñàkk a waxtaan am dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne dëkk bu démocratique la kenn ku nekk la nga xam ne moom mooy sa xalaat ak sa yëg-yëg da nga ko war a am sañ-sañu génne ko waaye itam ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di décider ñu war a déglu ndax nag bi ñu demee di uti li nga xamante ne mooy daagaan baatu askan wi dañ leen a déglu woon kon nag fi ñu toll nii loolu rek lañ leen di ñaan ndax xam nañu li nga xam ne def nañ ko xam nañu effort yi nga xam ne ñi ngi koy def na ñëpp bokkandoo soomandoo ñu waxtaan ndax nag consensus moom mooy andi li nga xam ne moom moo di solution ndax ñoom ñëpp que ça soit ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore jiite ñu ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di sénégalais yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk avancement Sénégal moom la ñu bëgg ak fi réew mi toll ñu nekk ci pandémie il faut que chacun y mette du sien kenn ku nekk dugal ci sa loxo ñu defee ko ci jàmm ak ci salaam loolu mooy jëmale am réew kanam ndax nag wax naa ko diversité du tere bokkuñu xalaat waaye du tere yi tamit ñu bokk rek li nga xam ne moom moo di waxtaan diversité moom mooy andi li nga xam ne moom moo di richesse ci am réew moom mooy jëmale am réew kanam bokk maak yow xalaat waaye du tee dinañ toog waxtaan kon nag lii moo nekkoon rek seen
émission diaspora ñu andil leen ko di leen ko defal ngir nag ngeen mun cee jàngat dara ñi waroon a dugg ñëpp jotuñoo dugg ñi ngi nuyu di saluer sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofule ca Chili fàttewuñu leen benn yoon di ngeen ñëw dugg ñun fépp la ñuy dem sama sister ki nga xam ne moom moo di soxna Bint Thiam nekk foofule ca Portugal moom itam di def liggéey bu am solo jàpp leen ne fenn fu nekk am nañ fa kenn koo xam ne moom la ñuy wax ne mooy suñu correspondant te ayu bés bu nekk dinañu jéem a jël dugal leen ñu wax ñu situation yi nga xam ne moom la ñu nekkee te duñ ko yemale ci corona bi kese di ñaan yàlla mu saafara li nga xam ne moom moo di jàngoro bi mu jóge fii ba Sénégal ak àdduna bi dellu ca la mu nekkoon di jaajëfal ñëpp di remercier bu baax nag ki nga xam ne moo ma yónnee mbubu bi mu di nag sama benn frère sama xarit boo xam ne mi ngi nekk ba Mauritanie moom mu tudd Mohamed Diallo le bon choix la boutique am tudd foofu la am na couleur yëpp am na lépp donc maa ngi koy remercier depuis la Mauritanie moom jërëjëf di remercier toute l'équipe qui nous a accompagné pour émission bi mën a yemb ndax man ngeen di gis waaye ñi nekk ci ginnaaw moo gën a am solo fuuf bokk na ci bàyyi ci son bi bokk na ci Mao Cissé mi nga xamante ne moom maag moom démb la woon tey soog a ñëw Mao Cissé mi nga xamante ne rek Pacha lañ koy wax moom moo nekkoon ci réalisation bi jàpp ci liggéey bi bu baax a baax Pape Jean nekk service digital duma tàyyi mukk di la remercier Aïssata moom itam maa ngi koy gërëm bu baax ci production bi ak ki nga xamante ne rek moom moo di Kamou ñoom promotion ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ak itam ci caméra bi Demba Ndaw képp koo xam ne yaa ngi woon contribuer ci émission bi rek ñu ngi lay jaajëfal foog naa ne fàttewuma kenn ñoom Demba Ndaw ak itam son bi Baye ñu ngi leen di jaajëfal di leen dig daja Baye Thiam sama doomu Baye boobu ak kan waaw Mor Xarma sama xarit boobu aka yaru Mor Xarma aka yaru te nangoo liggéey te ne pat waaw ndaanaan la moom maa ngi koy jaajëfal bu baax ak kan jeex na Pape Maguette sama frère bu baax boobu man ay frère rek laa fi am ñoo xam ne dañoo baax lool Pape Maguette yow itam ñu ngi lay jaajëfal bu baax ak Kamou Seck ak ñoom ñëpp ñu leen di jaajëfal di leen dig daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.